li nekkoon suñu teewaay tey mooy suñu subvention bi ñu maire bi waroon a jox moom la ñu doon jox subvention bi mu ngi estimé à 4 millions loolu moo nekkoon suñu ndajeb tey fii nii ci commune de Ngoundiane. waaw 4 millions yooyu ñu ko jox pour subvention équipe yi pour ñu mën a organiser seen navétane aussi seen activité aussi culturelle yooyu it aussi ci loolu la jëmee loolu moo tax ñu jox ñu suñu 4 millions. waaw ci biir 4 millions boobu comme ni ma la ko waxee toujours rek mooy suñ ko jëlee moom la ñu war a organiser suñu navétane yi match yi après ñu organiser waat aussi ay nuits culturelles parce que du ñu yem ci chaque jour ci match ci noonu lañ koy defee équipe bu ne dinañ ko jox comme subvention. Non c'est pas la première fois wax dëgg fa yàlla ñu ngi sant maire bi parce que à chaque fois saa yu ñu amee kii rek moom mu ngi ñëw te ñëw na ba ñëw ba loo xam ne à chaque fois saa yu ñu ko laajee rek dina ñëw ci kiyam wax dëgg fa yàlla c'est pas la première fois def na ko lu bëri ci yooyu. boo xam ne conseil municipal ci compétence yi nga xamee ni dañ ko transféré te jeunesse sport et loisir bokk ci moo doon daje ak ASC yi nga xamee ni ñoo nekk ci commune Ngoundiane te ñu booloo ci zone 10B bi nga xamee ni donc moo nekk ci Ngoundiane bi nga xamee ni depuis des années ñu ngi organiser donc activité navétane yi fii ci commune bi ñu di leen ciy sargal di leen ciy gërëm ndax nag depuis booba ay at a ngi nii ñu ngi koy def en toute responsabilité dans la sportivité mais aussi donc ci ak booloo mu nekk loo xamee ni quand même jeunesse boobu mënuñ ko ñàkk rafetlu ci turu maire ñuy wax ni nag donc ci turu maire li nga xamee ni moo ñu dajale woon mooy jox leen subvention bi nga xamee ni commune bi dafa aada woon di leen koy jox saa boo xamee ni donc egg nañ ci période bi c'est vrai que donc xaw na tardé tuuti wante nii la ko yàlla bëggee donc pour que donc ñoom ñu mën a organiser li nga xamee ni mooy activité nawetaan yi ñu sant yàlla ndax daaw mënul woon a am ndax situation mbas mi mais ginnaaw ba nga xamee ni autorités yi woote nañ ni nañ jéem a dund ak virus bi wante aussi donc ginnaaw ba ñu sante yàlla ndax feebar bi na mu takarnaasee woon am na ab feexandi bi nga xamee ni moo ci nekk kon waa ONCAV suñu tegee protocole boo xamee ni nee nañ ku ko respecté mën nga organiser waa zone 10B jeune Ngoundiane yi en toute responsabilité ñu engagé wu pour organiser en respectant donc ce protocole sanitaire moo tax commune bi aussi ni la ma daan def du ma ci wàññi dara donc xam naa ni mënoon doy wante suñu deful la ñu daan def duñ ci wàññi dara moo taxoon subvention 4 millions yi nga xamee ni c'est destiné à l'organisation ak la nga xamee ni moo ca aju ñu doon ko jox ASC yi donc leen ñaaxaale aussi di ñaax suñu bopp ci nii donc lii nga xamee ni ak booloo moo ko waral nañ ko utiliser na nga xamee ni noonu la gën a baaxee na boole ndaw ñi nañu fo nañu ree wante ci ab fair play sportivité ñoom itam dégg nañ message boobu engagé wu nañu te lu engagement boobu nag nekkul loo xam ne dañ ciy am sikki sàkka mais maire ak conseil municipal jeunes yi tàmmal nañ leen di organiser donc en toute responsabilité ba ñu egg ca njobboxtal la ki nga xamee ni moo gagné félicité donc encouragé ki nga xamee ni moom la ñu gagné ki mu gagné aussi donc doxal fair play félicité ka gagné ñu dem ci beneeni at donc ka nga xamee ni mooy am chance encore donc ñu organiser donc ci ñoo gën a rafet. waaw loolu ñoom xam nañu ni suñu ànd ak ñoom àndu ngor la àndu kóllëre la loolu nag sax foo ko dégg day basé wu jëm ci dëgg day basé wu ci circonstances yi la mu laaj ñu di ko di jëf yi di méngoo ak circonstances yi la mu laaj ba tax na donc maire ak conseil municipal mosuñu dañ ci saa boo xamee ni constaté nañ ni résultat sportif yi ndaw ñi seen engagement vraiment donc fi mu toll nii am na lu ñu war a yokk donc loolu duñu hésiter yokk ko wante aussi du tere aussi donc ñoom itam ñu ñaax leen li nga xamee ni donc mooy yokk gi ñu ñaan nañuy def toujours la nga xamee ni saa bu waree défendre yokk googu ci conseil municipal conseil yay teew dinañ ca sawar ndax résultat ya nga xamee noonu résultat ya nag yemul ci sport wax naa ko ci sunu réunion bale passé ak ñoom sport bi am na wante aussi acte citoyen yi que ce soit donc investissement humain yi ñu war a def ci dëkk bi pour setal dëkk bi mais aussi donc sensibilisation yi ñu war a def par exemple ci mbas mi loolu donc jeunes yi am nañ ci wàll
mais aussi li nga xamee ni mooy yeneen yi ñu wan a feexalee xol ci am po mu dagan yooyu aussi yemul ci sport dem na ci ay théâtre ak yooyu yëpp nga xamee ni suñu culture la mais mën na gën a yar ndaw ñi gën leen a dellu ci li nga xamee ni mooy suñuy valeur donc yi nga xamee ni suñu maam ci lañ ñu jur ci lañ ñu tàggat bi nga xamee ni donc suñu société mel minimum mel wàllu sécurité bi subvention bi ñu doon joxe jeunes yi donc léeg-léeg suñuy naan tuuti na quelque part wax nañu dëgg ndax donc organisation dafa bëri ay fànn ak yu mu laaj ay détails yu mu laaj donc wàllu sécurité boobu bokk na ci ba tax na donc lépp lu ñuy def dañ ciy ànd non seulement ak autorité administrative yi nga xamee ni force de sécurité yi nekk ci gox bi ci seen donc responsabilité lañ leen teg ba tax na aussi donc kilifay gendarmerie ak kii yëpp donc ànd nañ ci ak ñoom ba yaakaar nañu ni kenn ku nekk soo defee li la war problème de sécurité yooyu nag donc yàlla dinañ ci may ak tawfeex par contre sécurité boobu sécurité totale à 100% mënu nekk comportement nit ki déjà ci la sécurité bi di dépendre kon jeunes yi nañu am comportement responsable imposer seen sécurité bopp à travers seen comportement à travers seen fair play à travers seen sportivité donc ba la ca des su dee mbooloo mi rek donc la koy canaliser ak yooyu defe naa force de sécurité yi mën nañ ko dékku ca na mu gën a rafetee wante nag sécurité day fekk kañ koy wutal bëggal ko boppam loolu laa bëggoon a wax teewul nag la nga xamee ni laaj na ko ci ay moyens prévoir nañ ko ci subvention bi nga xamee ni moom la ñu dégagé. stade bi yàgg na bi tax na donc léeg-léeg sax donc dañuy am ñeewantal wala donc kersa di joxe ay délai mais li wër te wër moom mooy la nga xamee ni mooy critère bi nga xamee ni ci la ñu basé wu te conseil municipal bi ci kii mooy saa bu pare nga nekk liggéey de qualité te defe naa loolu mi ngi ci nga xamee ni donc moom la ñu yaakaar si li mu yàlla li mu mayee su ko nanguwul defe naa fii ak fin d'année donc taw bi dina pare su soobee yàlla.